www.sangatv.com. jaa ngeen jëf ci ànd beeg télévision Futurs Médias xibaaru digg bëccëg bi ponk ci gën a fës procès bu Boy Djiné muy nag Baye Modou Fall ñu gën ko xam ci Boy Djiné kon dàq nañu ko loolee ba juróom-benn fan lay doon ci weeru février procès boobee nag ñu waroon amal fële ca Diourbel ci fàttali rek ak njombe yi nga xamante ni kon jot na kaa def bokk na nag ci ab nee nañ li mu doon waaj a dajj di magasin ca Touba loolee nag mi ngi nekkoon ci atum 2016 loolee yëpp kon daañu ci delsi comité de gestion bu dara tey ji nag xëy nañu amal ndaje mu yaatu ñoom nag la ñu bëgg rek mooy nguurug Sénégal li nga xamante ni nii door na ko muy nag jëlee fa yenn ci liggéeykat ya ca boor yooyu na ko tàmbali muy opération déguerpissement boobee ndax loolee gis nañu ni njëriñu daral ba moo ca nekk lu ni mel nag ndaw ya lànk ne du ca dal ci fàttali sax am na xeex bu metti boo xamante ne kon amoon na ci ay bis yi weesu ba ndaw ñi nag jot caa gaañ kon ñetti takk der daañu waxit ci njàng mi nga xamante ne yëngu na tey ci suba syndicat bi nag ñi ànd ak sawru seen ñoom daal di rek soobu ci ab débrayage maanaam wàññi waxtu yi nga xamante ne nii moom la ñuy jàngale tey ci talaata ji suba nag ñu ne daañu soobu ci grève boo xamante ne nii nag Sénégal war nga këpp lay doon wàllu mbay mi daan ci àddu ak la ñu daan laam-laamee jamono jee muy loole nga xamante ne gën nañ ko xam ci aflatoxine ñu ne nag ci gerte gi la ne ba taxoon sax ñenn ci producteurs yu fekk baax fële ca bitim réew doon jënd suñu gerte gi nag dootuñu ko jege benn yoon ndax loolee mën naa indi yenn xeetu jàngoro lu ni mel nag directeur bu agriculture indi na ci leeral niñ ci def ay jéego yu am solo waaye lu soxali jafe-jafe yi nga xamante ne nii njaayum gerte bi am na ko fële ca bitim réew producteurs yi daan leen ci dimbali ba nga xamante ne nii dootuñu am benn jafe-jafe ci dem ci réew yi nga xamante ne nii ñoom ñoo réew yi tugal yi ngir mën faa jaay seenub gerte mbokk yi ponk yaa ngi nii daan ci toftal xët yu njëkk yu yéenekaay yi bu ngeen taaxeeloo tuuti ñu faram-fàccee xibaar yi. dalee nag jàmm ci xibaaru digg bëccëg bi ñu tàmbali ko fële ca Diourbel ak procès bu Boy Djiné bañ fa fas yéene kon amaloon tey jii muy nag Baye Modou Fall ñu gën ko xam ci Boy Djiné loole ni ma ko waxee ci ponk yi kon dàq nañu ko ba juróom-benn fan ci weeru février dañuy fekk ji foofee Babacar Diouf nuyu naa la Babacar Diouf. Babacar ni ma ko waxee rek kon procès boobee mujj nañu ko dàq ñu bari nag jàppoon ni xëy na tey jii daañu sëgg ci mbiram moom Boy Djiné. waaw moom lañ doon xaar fi nga xam ne moo di diwaanu Njaareem Boy Djiné ñu waroon ko fee atte wante moom ñëwul ci tribunal bi loolu sax avocat jëm na ci yiy yàbbi démb ndaxte nee na moom yëgaluñ ko woon procès bi démb sax booy xool man maa ko yëgal moom nag nee na daal dafa ñaan tey ñu dàq li nga xamante ni moo di procès bi wante li tax ñu dàq ko dañ ne daal li nga xamante ni moo di Boy Djiné dañ ko waroon dar ak i sandarma yu mat ak ñi nga xam ne ñoom ñoo koy garder ñu ñëw fi nga xamante ni moo di tribunal bu Njaareem parce que Boy Djiné nag buñ koy xool ku mën a daw la ci li nga xamante ni moo di prison rëcc na yoon ay yoon ci prison bu Njaareem ca prison wu Dakar loolu nag tax na waroon nañ koo dar pour mu ñëw fi beneen li nga xam ne tax nañu dàq procès Boy Djiné bi mën nañ jàpp tamit ne li nga xamante ni mooy maison d'arrêt et de correction bu Diourbel nekkut barab boo xam ne ni mën naa garder ki nga xam moo di détenu boobu ndaxte comme ni ma ko waxee léegi rek ci ay daw la wante nag mën nañu jàpp fi mu nekk ni ki nga xamante ni mooy complice am yi ñaar yi nga xam ne mooy MM Sow ak Ili ñoom ñëpp teewoon nañ ci tribunal bu Njaareem tey ñu waroon leen fee àtte wante comme ni ma ko waxee Maître Babou dafa ñaan ñu dàq procès bi ba le 6 février 2018 te ñu fàttali ne Boy Djiné dañ koo jàppoon ci wàllu li nga xam ne moo di cambriolage ca 5 janvier 2016 ca Touba foofa nga xam ne dafa doon jéem a dajji ay magasin ak ay restaurant yoo xam ne ni daal waru fa woon dugg moo taxoon ñu tegoon ko ay loxo ba jàppoon ko yónni ko fi nga xamante ne moo di diwaanu Ndiourbel wante nag procès bi daal dàq nañ ko ba le 6 février donc ñu di ko jaajëfal bu baax a baax moom Babacar Diouf doon jokkoo ak ñun ca Diourbel ak procès boobee ni ñu ko waxee rek ñu mujj ko dàkk muy procès bu Baye Modou Fall ñu gën ko xam ci Boy Djiné avocat am nag di maître Babou bokk rek ci ñu koy layal kon moom moomee bokk na ci ñu sàkku rek ñu daal di dàq procès boobee ndax ni mu ko waxee rek kon kenn yëgalu ko procès boobee du ñàkk ñu am ko moom maître Babou ci suñu yeneen jotaayu xibaar ñu dem ba fële ca daxal ba
ca Pikine daral googe nag ñu gis ni fan yëpp nag xeexoo amoon na ci diggante ndaw ña ak takk der yi nga xamante ne nii ñoo leen fa bëgg a jëlee nag ci dogal loolee nag ñu lànk ne du ca dal comité de gestion ba nga xamante ni moom mooy toppatoo lépp lu jëm ci wàllu daral ba moom nag mi ngi sàkku ci nguur gi li nga xamante ni door na ko muy opération de déguerpissement boobu mu wéyal ko ndax njariñu daral bi kese kon moo ci am Salif Sow mi ngi ci buumu jokkoo bi Salif Sow nuyu naa la. tey naa la bu baax a baax. Salif Sow ndax mën nga dellusiwaat ak ci ñun rek ci tënk li nga xamante ni kon moom moo tukkee ci assemblée générale boobee nga xamante ni nii tey comité de gestion bu daral amaloon na ko. seen président di wuyoo Mamadou Talla moom tey moom moo wax ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy way taskatu xabaar yi ñoom seenu kàddu bu ñu koy tënk lu ñu wax mooy ne opération de déguerpissement bi nga xamante ni gouvernement bi wala boog préfet bu Pikine dooroon na ko nañ ko wéyale ndaxte nee na ca daral boobule lañ fa jot liggéey gis nañ ne liggéey bu mucc ayib la ndaxte nee na am na ay points d'abattage clandestin yoo xamante ni seen lim toll na ci ñaar fukk feeñ na fa am na at li nga xamante ni mooy ay chambre de passe am na tamit li nga xamante ni mooy ay bar clandestin ci biir dalar ba ci ba ñu dooree liggéey ba la ñu gis loolee lépp waaye liggéey boobu dafa amoon lu ko gàllankoor mooy ay jàppante yoo xamante ni doxoon na ci diggante alkaati yi ak ñi nga xamante ni ñoom ànduñu ci woon ngir ñu jëlee fa mbaar yooyu yëpp ba sax am ñaari alkaati yoo xamante ni jëlee woon ci ay gaañu gaañu seen bopp yu toj ak ay xeer loolu taxoon ba préfet bu Pikine jëloon dogal ne day waxtaan ak ñëpp waaye ñoom ñi nga xamante ni ñoom ñoo jiite daral bi ki nga xamante ni seen président di Mamadou Talla tey nee na liggéey bi faw ñu wéyale ko ndax intérêt général la ndaxte nee na faw ñu dagg ca daral bi jox TER bi mu jàll fa it ñu dagg ci daral bi ay tali yoo xamante ni ngir oto yi dugg beeg génn bi mën a liemb loolu tax daal moo tax ba nee na fa it liggéey boobu daal ñu wéyale ko ñoom loolu mooy seen position ñoom yaa comité de gestion bi. Salif Sow ñu di ko jaajëfal bu baax Salif Sow doon jokkoo ak ñun ca diwaanu ca kon Pikine ñu daal di wax nag ci grève bi nga xamante ne rek sumb nañu ko tey jii ak syndicat bi nga xamante ni moom mooy SAEM muy Sawru Sène ak ñamu àndal nee nañ nag tey dañoo rek fas yéene wàññi seen loxo ci njàngale mi wàññi waxtu yi nga xamante ni moom la ñu doon jàngale loole nag sumb nañu ko ci ay fan yëpp waaye nag tey jii lañu ko jëmmal suba nag daañu jublu rek ci grève total maanaam grève boo xamante ni Sénégal wërngal këpp lay doon ñu gis nag njàng mi yëngu na waaye wàllu wér-gu-yaram tamit ña ngay yëglu ndax ñoom ci ay bis yi di ñëw tamit nee nañ fas nañu yéene rek ñoom it grève ndax nguurug Sénégal la ñu ne mooy tànkam lu seen i jafe-jafe Mamadou Wane ak professeur Bouba Diop fare ci société civile ñoom la ñu jàpp rek mooy war nañoo gën a taxaw ci njàng mi muy yorin week koppar yi ñu ciy dugal daal lépp dafa war a leer ndax loolu kese lañ jàpp ni xëy na mooy tax jafe-jafe yi nga xamante ni moom la njàng mi di jànkonteel ci Sénégal mën a jeex Aminata Mbaari Sow Jafara Ba. njàng mekk njàngale mi ak paj mi nekkat ci grève bokk na li syndicaliste di ñaawlu mooy accord yi nga xam ne jot nañ ko siife ak gouvernement bi le soo xoolee bu baax grève yi nga may wax man ci lu muy gën a dégg mooy na accord yi ñu defoon ci njëlbeen ñu respecté accord yi waa 2014 ni ngi respecté 2014 ak léegi ñetti at la kàddu nguur dafa am solo man mun naa wax bañ a def te même loolu baaxul. mu mel ni at mu ne grève yi dikkaat ba pare tamit li ñu laajte daa mel ni que dara avancé wu ci professeur Bouba Diop jàpp ne nguur gi ak syndicaliste yi dañoo war a toog am waxtaan yu dëggu. gouvernement bi bu jëlee ci boppam yenu ni dina faj aajo jàngalekat yi ak sax njàngaan yi na góorgóorlu def ko gaaw ko def waaw mu nga salaan dafa gaaw jooy mais bu kenn laal bu jooy kon gouvernement bi la mu war a def na ko def ndaxte foofu bu ko defee yëf yi dana xaw wàññeeku du ma ni dootu amati dégg jafe-jafe waaye dana wàññeeku bu baax a baax. waxtaan yu dëgg yooyu nag bokk na ci ñu xam xaalis bi nga xam ni dañ koy dugal ci njàngale mi naka la mel ak ñan ñoo ci war a jàpp ak naka la toll. budget kay soo bëggee mu nekk social travailleurs yi il faut ñu yëg ci dara travailleurs suñ ci yëgee dara santé ak éducation quand même suñ ci yëgee dara kii nekk ca koñ ba di jaay dañ ci yëg dara. ku nekk yu bi say gët ñu xool xaalis boobu fu muy dugg ak ni muy demee boo ko waxee rek mu mel na da nga rey seen taaw ñu mel 1980 ba ñu defee États-Unis daje bi jëkk am Sénégal ba léegi
gouvernement yi d'accord ñu ni ñoom lii la ñu am li ci des fu ñu koy jële ak nu ñu koy sàmme. lu ko mooy moom mu jàpp ne bu ñu xoolul càmbar xaalis bi nga xam ne mooy dugg ci njàngale mi fu mu toll ak tamit gouvernement bi ndax mën na respecter engagement yi nga xam ne dina ko signé lu ko mooy grève yi lee du dakk ba pare tamit li ñu tàmbali sax bu moytuwul dina fi gën a metti. lu soxal sax njàng moomee yëngu ay ndongo ay jàngalekat àddu nañu ci ñoom nag ne nañ nguurug Sénégal dafa war naa gën a góorgóorlu ndax yëf yi nag mi ngi bëgg a yàgg ay at a ngi ni njàng mi dina ci ay jafe-jafe fii ci Sénégal reportage dañ ci ànd ak Boucar Ndour. yëngu-yëngu yu nar a sooxeel njàngale mi fii ci Sénégal élèves yi tiit lool ci lim leen mën a jural. état bi tey jii suñ jëloon matukaay yi leen war par rapport ak kii nii par rapport ak enseignants yi tey jii nii benn situation du demee nii ñoom tey du ñuy dem en grève quoi parce que ñoom tey jii nii nit moom boo ko tegee ci condition yo war rek la mu war a def da koy def tey jii nii xam kii professeurs yi dem grève gënalu leen mais étudiants yi tamit ñoom bu ñu sañoon tamit grève du am. waaw ñoom ñoo war a yor dëkk bi ëllëg te tey jii tamit boo jàngul jàng bu normal tey jii mën nga def di passer ay classes rek mais niveau intellectuel bi nga war a am carrément pour tey jii mën a doon dirigeant wala leader ëllëg tamit loolu noonu day xaw a dese quoi. léegi nag solution bi mooy gars yi nañ état bi nañ jéem a xoolaat waaw ni ñuy doxalee ak ñoom daal. monsieur Diémé di jàngalekat sa lycée Seydou Nourou Tall du ñu xamal ne nguur gi moo war a jël ay matukaay si li jàngalekat yi di joytu. dina métti trop ci ñoom mais dina métti ci ñëpp comme ni ma ko waxee woon sànq parce que système bi du élèves yi kese ñoo ko ŋànk parents yi ñu ngi ci état bi ci boppam mu ngi ci parce que. et jàngalekat yi ci boppam ñoom ñu ngi ci biir donc boo leen gisee tey ñu nekk fii ci situation bi c'est parce que jàngalekat yi sës nañu. autorités compétentes yi dañ si war a jël ay mesures nécessaires à savoir l'État teg professeurs yi dans d'excellentes conditions ba nga xam ne tey jii li leen war ñoom dinañ ko def vis-à-vis des élèves et étudiants. jàngalekat yu grand cadre di wéyal yëngu-yëngu yi ab débrayage ni ki talaata. alarba bi moom grève générale lay doon maanaam jàngale du am. jaajëfal ko bu baax Boucar Ndour ñu wax nag ci njabootuk Raymond Gabriel Diompi ñoom nag ña nga fekk baax rek ca diwaanu Ziguinchor ñoom nag fi mu ne jaaxle nañu lool li ko waral seenu doom nag moo réer ménteñ ba mën a gën a xamuñu fu mu ne moom moomee nga xamante ne ab étudiant la woon toll nag ci ñaar fukki at ak ñaar nee nañ nag àjjuma bii daal la daal di rek génn seen kër loole nag ci boor yi nee nañ ñetti waxtu ci guddi ba nëgë ni nag xamuñu fu mu ne loolu nag tax na ba ñu nekk daal ci ab njàkkare fi mu ne nii nag bëgg nañu daal ñu dimbali leen ci seen doom joojee ndax police ak gendarmerie wër nañu bay bëgg a dee waaye mënuñoo fexe rek ba teg ko bët moom étudiant boobee ñu teewlu ki nga xamante ne nii yaayam la mu yaay Raymond Gabriel Diompi ci micro Boubacar Diassi. sama doom daal depuis vendredi si guddi laa ko gisatul vers les coups de 3h 4h du matin daal la jógee fii si kër gi ba tey gisuma ko nu mu jógee noonu la jógee ak drap bu muy muuru couverture bi noonu la demee. ba tey gisuma ko wër nañu fu nekk dem naa université fu mu nekk xaritoom yëpp woote naa def naa lu nekk même yeneen moroom yëpp ñu ngi woote dem charismatique yëpp ñu ngi woote. étudiant la fi université Cheikh Anta Diop day jàng mu ngi def tourisme mais dem naa police dem naa gendarmerie pour xool peut-être est-ce que jàpp nañ ko ou pas ak temps yi dëkk bi dafa xaw a doy waar loo tax mais non pas gisuñu ko mais def naa déclaration au niveau de la brigade de Ziguinchor foofu laa mujjee def déclaration. amaguma benn trace lu ma ko dundee xam nga une personne maman bu nga xam ne vraiment mu perte gisul doomam te chaque jour mi ngi gis doomam gisul doomam vraiment ça fait mal. mu nekkoon kon yaayu Raymond Gabriel Diompi muy nag étudiant boobee toll ci ñaar fukki at ak ñaar te ñu ne nag dafa daal di kon génn këram te ba nëgë ni kenn gisu ko foofee ca Ziguinchor njabootam nag jaaxle lool ci waa joojee ca Ziguinchor la ñuy des di wax ak coow la nga xamante ne rek moo fa amoon nag faat bakkan yooyu gannaaw bi nag ab enquête ubbeeku ba ñu teg loxo ay nit bokk na ci nag benn taskatu xabaar ñu gën ko xam nag ci René Capin Bassène moom taskatu xabaar boobee njabootam ñoom it ña nga jàpp jaaxle ndax nee nañ xamuñu lu waral nag ñu teg loxo kon seen doom jooje te am nañu yaakaar ni njuumte da caa am ba ci sax ñi nga xamante ni ñoom ñooy kon liggéey ci wàllu tasum xabaar foofe ñoom jàpp nañ ni rek ne yëf yi daal njuumte am na ci wàllub yoon kon ba léegi ni daal ña ngay am yaakaar ci waajooje ne la ñu koy toppee defu ca dara dañ ci ànd ak Boubacar Diassi. ñoo ngi jàpp René Capin Bassène ci seeni kër famille bi nekk fii ci quartier Kandialang bu Ziguinchor. presque vers 4h du matin mais vers 7h ça a insisté
boobaa nag la jabar ji génn si ñëw ubbi bu mu ubbee premier gendarme bi dugg si fekk sama rak génnoon na pour mu dem sawi ok bu mu ubbee fii ñeneen ñu ne amay gendarme ñu tëb ubbi buntu bu mag bale ñu dugg ci biir donc am ñu dugg par derrière ba tey gisantewuma ak sama rak pour ma xam exactement lan la donc juste ba fii ba waxtu ma lay wax ni ñun xamuñu exactement René lan lañu koy on l'accuse de quoi lan la def lan lañu koy toppee lan la def man c'est ça mon problème fondamental et c'est le problème de toute la famille. waaw dañu ko téye comme un criminel franchement je crois que René mais nañu ko jox convocation bu ñu ko convoqué dina dem wuyu mais ñëw arrêté ko nii monoté ko devant vraiment ses enfants mais c'est du image bu rafet man loolu moo ma métti. formation journaliste lañ ko xamee waaye René Capain Bassène moo ngi liggéey ci ANRAC rawatina ci maaxaas bi koy siiwal. li ni mel nag xam nañ ko ci moom nit ku nga xam ne xam nañ ko baax a baax wax dëgg yàlla lii bett nañ lool ndax bu ñu yëgee ni moom la aussi kenn mënu koo rafetlu waaye ñu ngi naan yàlla rek bu fekkee ni aussi bokkul ci mbir mi yàlla teggil ko coono boobu mu mën a delluwaat ci njabootam ndax sa frère journaliste bu fekkee journaliste la woon aussi sa frère la toujours kon li ko dal tey jii mën nañu wax ne ñëpp la naqari parce que dañoo xamante ci li nga xam moom mooy Ziguinchor xamante ci métier bi xëj na ñuy échanger waaye loolu taxul ñuy wax tey jii ne moom journaliste la en fonction. c'est que li xew Boro Faye boo fa bayot nekk na lu garaaw li nga xamante ne xel mënu koo nangu ba tax na nañu bàyyi justice bi mu def liggéey ba nga xamante ne moom lañ ko sant maanaam mu enquête ba xam ana ñan ñoo def ñaawte boobu ana seen complice yi bu boobaa mu xam yan daan lay jël parce que lii mënuñu ko bàyyi mu jàll nii parce que ay doomu aadama lañu donc justice na def liggéey mais li nga xamante ne moom lay ñaan tey mooy que René Capain Bassène pour que mu nekk loo xamante ne xëy na njuumte la dañ ko woo rek dans le cadre de l'enquête pour déglu ko loolu laa koy ñaanal. bi ñu ko jàppeek léegi anam bi taskat xibaar yi di wax ci mbir mi daanaka neexul ay mbokkam ba tax na ñuy ñaan li ni mel. dama bëgg ku nekk looy wax na la leer bul wax lu xamul bu ñu naan il est responsable un responsable du MFDC on le traite de commanditaire du crime passé. mon frère n'a jamais parlé avec musul wax ak n'a jamais parlé avec quelqu'un pour tuer qui donc il faut qu'il fasse des recoupements nañu def recoupement. René Capain Bassène bokkoon na it ci ñuy bind téere di ko siiwal. mbirum caisse d'avance bi indi tëjub kaso Khalifa Sall mairie bu Ndakaaru nag taxaw na ngir doon kon partie civile ci àtteb Khalifa Sall loole nag ñi ngi ko xamle démb ci ab session ordinaire woot ba nag def nañu ko ñëpp mànkoo ci ba mu des Sator Mbaye moom nag la mu gis rek mooy ñaari partie civile mën na am ci mbirum Khalifa Sall Ibrahima Kane. ndogal gi jël nañu ko conseil municipal bu ville de Dakar ne nag moom dina doon partie civile ci procès bu Khalifa Sall mu di ab décision boo xam ne nag daanaka ñoom ñëpp a ko voté fii nii. conseil bi dafa daje jàpp ne ci procès bi nga xam ne moom la ñu ubbi le 23 janvier moom waru ci des gannaaw parce que moom mooy organe bi nga xam ne moom mooy décider ni conseil bi di doxee ni budget bi di doxee buñ ko doxalee ba pare nuñ koy approuver donc comme li xew foofu affaire caisse d'avance donc affaire budget la affaire comptabilité la affaire exécution la jaadu na ñun ñi nga xam ne ñooy conseil municipal bi nga xam ne ñoo autorisé woon Khalifa Sall pour mu exécuter caisse d'avance bi ni mu ko exécuter ñu bokk ci projet bi pour mun a accéder ci dossier bi poser suñu ay questions et ainsi de suite pour que sénégalais yi xam bu baax lan moo xew. ci mbirum caisse d'avance bu ville de Dakar ñuy fàttali ne état bu Sénégal doon na partie civile gannaaw nag agent judiciaire am bi ko teewal ci loolu nag conseil bi ne état bi warul woon doon partie civile ndaxte amul benn préjudice boo xamante ne subir na ko ci mbir mi. ci yoon dañuy wax ni collectivités locales yi mën nañ leen administrer librement bu ñu àggee fa mbaxali doon bel daañu àtte xool lan mu am parce que yaakaaruma ni ressource propre ville de Dakar état war na mën taxaw fële di représenter ville de Dakar ni moom dafa am préjudice mu ngi topp maire Dakar.
mu di gis-gis boo xam ne nag wute na ak bu Zator Mbaye. li ma mënta comprendre mooy naka ci biir procès nga mën a nekkee partie civile ba pare nekk défense tey bu ñu nekkee ñun partie civile ce sera contre qui ce sera contre certainement une défense boobu mooy kan défense bu Khalifa Sall ça veut dire que le conseil municipal se constitue en partie civile pour ne Khalifa Sall dafa am loo xam ne daf ko def ci lu dul intérêt ville de Dakar loolu moo tax ma ni leen man li ma gën a lool mooy ñun conseil municipal ñu ne d'accord dañuy défendre suñu maire donc on va constituer des avocats pour le défendre parce que li ma gëm mooy il ne peut pas y avoir deux parties civiles parce que déjà une partie civile s'est constituée à travers l'agent judiciaire de l'État. conseil municipal bu Dakar ndax nag mën na doon partie civile ci mbiru Khalifa Sall loolu tontu ci dina jafe fi mu toll nii ñuy xaarandi nag reprise procès bi ñu jàpp ko ñaar fukki fan ak ñett ci weeru janvier. responsable yu APR njiitu réew mi Macky Sall doon it njiital APR kon sas na leen la mu leen xamal nag mooy nañu wàcc ci mbedd mi xeex defante ngir nag am ndam ci woteeg falu njiitu réew bii di ñëw moom nag la mu bëgg mooy premier tour ba na ca jàll te téeméer boo jël nañu fexe rek ñoom responsable yooyu fexe ba gañe ko ci juróom-benn fukk ci téeméer boo jël loolee nag la leen xamal ci ab ndaje politologue bi di Momar Ndong moom na nga ko gisee rek mooy lu jaadu la ndax kat responsable yooyu sax boo xoolee seen dajaloo ci Ndakaaru amoon nag ndam lu rëy rek ci wàllug woteeg faluk député yi nekkoon na ay jafe-jafe ndax téeméer boo jël kon weesu wuñu woon fanweer ak ñetti kii nag di Coumba Ndoffène Diouf moom am na yaakaar ne nag ndam daañu ko am waaye tamit ma ngay xel ñaar ci lëkkaloo gi nga xamante ne dox na ci ku jekk politique gi ak syndicat yi dañ ci ànd ak Mame Biram Diouf. ci biir responsable APR nag kon wax ji leer na nañu def lépp ba am ndam ci élection présidentielle yi di ñëw ci Dakar ci ab victoire gu yaa. lim bi nga xam ne ñoom ñooy voté au Sénégal soo ko xaajee ñett benn bi Dakar la muy 1 million d'électeurs donc jaadu na foofu nga xam ne moo ëpp ci baat yi nga xam ne moom moo ko war a tax a falu mu woo responsable ya fa dëkk ne leen dem leen ngeen wàcc ci base bi wone suma bilan nekk à proximité des militants pour ñu gën a mun a am résultat yu ëpp yi ñu amoon ci législative. politologue bii di Momar Ndong jàpp ni nag APR deful benn yàkkamti ci li nga xam ni kon amal na ko ngir waajal élection yi waaye di leer rek ni am na lu bëri nag loo xam ni nguur gi war na ko faj ba noppi. gis nañ ni que syndicat bi nga xam ne moo gën a rëy ci Sénégal muy CNTS woote na ab marche nationale ci ñaar fukki fan ak ñett yi ci mois de janvier gis nañ ni itam syndicat jàngalekat yi ak syndicat médecins yi maanaam ñi nekk ci mbirum paj mi lëkkaloo nañu pour xeexandoo indi gouvernement bi mu respecté ay yoo xam ne siifee woon na ko ak ñoom ma yaakaar ne nag jamono jooju nga xam ne gouvernement bi mi ngi bàkku di wane bilan di campagne pour bëgg ko falaat Macky Sall bu fekkee ci beneen wàll ba syndicat d'enseignants yeeg syndicat santé yeeg ñëpp taxaw nañu doon benn say di indi gouvernement bi mu respecté loo xam ne siifee woon na ko ak ñoom defe naa ne loolu mën naa gàllankoor seen campagne bi nga xam ne moom lañu dëgg ma. dañu bëgg a def rôle politicien seen syndicat yi dañ ko def politique parce que amul benn statut syndicat buy wax ne parti politique nga war a faral wala opposition nga war a faral amul. jafe-jafe yi jëmit ci carte d'électeur yi doon lu ñu war a saafara. li war a itteel opposition bi xaw ma ndax dinañ dem wuyu ji ci waxtaan bi mu déet waaye li ma yaakaar ni moom la ñu waroon jël def ko xeex dëgg te mu jàmp mooy mbirum carte d'identité yi mbirum carte d'identité yi ci la ñu mën a woo sénégalais yi ñu fekk si leen parce que am na sénégalais yu bëri yoo xam ne ba jamono yi ñu wax ak yow amuñu seen carte d'identité. yaakaar naa ne li ñu daloon ci législative yi ñii jotuñu seen carte ñii nekk ñu ci liste d'inscription yi loolu jàng nañ ci jàngat boo xam ne tey jii ministre de l'intérieur bi ñu fi am. loolu gën a concentré wu pour que tout Sénégalais mun a am droit de vote en 2019 te loolu lan moo ci firnde bi mooy weer wii di ñëw mooy mois de février su ñëwee ci la ñuy teel a tijji inscription yi ba nit dootu am lay ne dafa xatoo nag aw ma woon jot ak. président Macky Sall bëgg am ndam ci élection présidentielle yi di ñëw 60% ci premier tour bi doon bëgg-bëgg waaye laaj ay moyens yu takku yoo xam ni war na ko ci def.
ñu taxaw ci njaayum gerte mi tolluwaay beeg jafe-jafe yi bokk na nag ci loolee nga xamante ni gën nañ ko xam ci aflatoxine mu nekk nag xeet woo xamante ni nii nee nañ dañu ko doon nemmeeku ci suñu gerte ba tax na sax producteurs yi nga xamante ni dañu fekk baax ci biti réew dañu ko rek mujjoon wan gannaaw loolee nag directeur de l'agriculture mi ngi ciy dalal xel yi nee nañ nag ña nga cay liggéey bu am solo kon ngir génnee ko ci gerte bi waaye beneen jafe-jafe tamit ñu nemmeeku muy nag producteurs yi nekk fii ci réew mi dañuy am jafe-jafe ngir mën a yegg ca marché ya nekk ca réew yi tugal yi foofu tamit ña ngi ci def liggéey bu am solo Oumar Sène moo yëkkati yooyee kàddu ñu teewlu ko ci micro Ibrahima Diémé. xam nga lu jëm ci exportation dëkk bu nekk dafa taxaw ne man balaa lii di dugg sama réew foog mu mel nii loolu bu mu amee ñu waxtaan ak réew yi yeneen réew yu mën na ay yooyu ñoom ñu am seen norme yooyu nag correspondre ak ñi nga xam ne tey jii mën nañ fa yóbbu donc tey jii boo xoolee tey jii Chine Sénégal presque mooy premier exportateur ci di raw ci pays yu bëri loolu nag du ñu wax ne aflatoxine bi moo bëri ba tax na buñ ci ne parce que norme yi nga xam ne dañ fay yóbbu ñi bi correspondre na ak norme yi nga xam ne loolu la chinois yi bëgg li jëm ci aflatoxine tey jii gouvernement bi jël na ci ay motuwaay yu wër am na loo xam ne tey jii dañuy wax benn produit bi ñuy wax Aflasave reconnu ci àdduna bi yëpp ñëpp def nañ fi test fii liggéey ci ak waa DPV ba tey jii produit boobu ñu ngi koy liggéey jox na am na benn industrie boo xam ne agréé nañ ko ci réew mi pour mu mun ko produire contractualisation bi COPEOL def at bi passé liggéey na ci ak ay producteurs ba ñëpp reconnaître que ne loolu day wàññi gën a wàññi aflatoxine donc du lu nga xam ne dañ ci rek mais dañ ciy liggéey di ci liggéey pour que li nga xam ne mu ngi koy génn fii aflatoxine bi wàññeeku bu baax a baax ak nu ñuy defee conservation ak yooyu yëpp donc liggéey boo xam ne la bu mucc ay boo xam ne ñu ngi koy liggéey. lu soxal sax njaayum gerte moomee nee nañ nag lu toll ci téeméeri junni ak juróom-benn fukk ci tonnu gerte kon jot nañu ko dajale ci Sénégal bi yëpp délégation nag le ministère bi ñu dénk wàllu mbay mi daal di yebal rek ca huileries yi nekk ca diwaanu Kaolack ngir nag xool kon tolluwaayu foofee directeur ba nag jot na sax kon seq waxtaan ak ñi nga xamante ni ay producteurs lañ fekk baax ca réewum Chine dañ ci ànd ak Ibrahima Diamé. opération campagne mu jaayum gerte gi nag mu ngi dox bu baax a baax boo duggee fi nga xamante ni moom mooy usines yi defar gerte yi ndax jàllu gerte yaa ngi ci kaw te journalier yi itam ñoo ngi ci kaw di daan seen doole bu baax a baax ci la sax kii di directeur de l'agriculture ànd ak benn délégation bu mag nag ñëw seet si leen bu ñu sukkandikoo ci Omar Sandi nag jàpp na ne yëf yaa ngi dox bu baax a baax te au moins 160 000 tonnes jot nañ ko collecté. Sonacos rek lu ma collecté ren jii la bu ñu jëloon collecté daaw lu mu at bi yëpp lu mu ci collecté woon daaw buñ ko xaymaa. bu ñu jëlee ñaari bu ñu lee ñett la ñaari tey ji Sonacos collecté na ko COPEOL bii ñuy wax tey ji bien que système bi ba léegi des na tuuti pour mu gën a renforcer wu COPEOL tey ji collecté na lu toll ak 28 000 tonnes CAIT daaw mu ngi ci yoon ay 200 et quelques tonnes tey ji ëpp na 3 000 tonnes donc boo jëlee tey ji waaw mu ngi moom ñu ngi démarré nañu ñu ngi démarré semaine bi passé nañu démarré seen collecte bi donc huiliers yëpp ñu ngi dugg ci dispositif bi ñu ngi dox. ginnaaw huiliers yi directeur ak délégation daal dinañu wutali ñi nga xam ne ñoom ñooy exportateurs yi ci village bi ñuy duppee Sangil toujours ci biir département bu Kaolack nag fekk nañ fa benn chinois exportateur. On vient de commencer comme l'État a enlevé la taxe de l'exportation on vient de commencer donc c'est un peu on achète un peu. Tu sais qu'on ne sait pas combien de temps on peut exporter. Ça dépend du marché international, ça dépend du prix international quoi. li mu fi gis nag dalal na lool xelu directeur de l'agriculture moo taxit moom mu dellu di dalal xelu ñi nga xamante ne ñoo ngi doon dute ndax chinois yi ñoo ngi ci marché bile ci bërëb yi nag gis nañ fi ay jigéen yu bëree bëri yu nga xam ne fii la ñuy yendu di tànn nag gerte gi ñu jagleel bitim réew am na itam ay ndaw yu bëree bëri yu nga xamante ne ñoom it ñoo fi daan seen doole di ci gis seen bopp bu baax a baax ndaxte nee nañ au moins 3000 francs daañu ko wàccee bés bu jot. ca diwaanu Kaffrine tamit xel ya dal na ci njaayum gerte moomee ndax nee nañ sax lu ëpp juróom fukki junni ak benn ci tonne kon jot nañu koo jaay ci gerte ga foofee ca diwaanu Kaffrine gouverneur ba nag moom moo ko xamle naka noonu it mu jàpp ni kon point de vente yooyu maanaam point de collecte yi sax fa ñuy dajalee kon gerte ya toll na ci ñaari téeméer ak fanweer ak ñaar waaye fi ne ni juróom-ñett fukki ak juróom-ñeent kese kon ñoom ñooy dox ñu teewlu Cheikh Ndiaye moom la ñu toftal ci gouverneur bu Kaffrine ñu teewlu ay kàddoom ci micro Ibrahima Diamé.
tey dañoo dajaloo woon le comité régional de suivi de la campagne de commercialisation 2017-2018 bu ñu tegoon fii pour mu saytu njaayum gerte mi ci Kaffrine dañoo dajaloo woon tey pour xool fu ñu toll. bi ñu saytoo présentation yi résultats yi ñu jot yëpp gis nañu ne lu ëpp fukki junney tonnes maanaam 51 000 tonnes jaay nañ ko ci région de Kaffrine léegi 51 000 tonnes yooyu bi ñu ko xaymaa aussi ci 89 points la jóge xam nga bi début campagne bi commencé dañu ne woon région de Kaffrine amoon na 232 points de collecte donc loolu noonu ça concerne que l'arachide d'huilerie mooy maanaam am na yeneen points de collecte yoo xamante ne nii ci arachide de semence la donc globalement ci 89 points pour arachide d'huilerie bi jëlee nañ fa 51 000 tonnes d'arachide maanaam ci xayma mooy nuy wax juróom fukki junne ak benn bu ñu xayma de manière générale globalement mën nañ jàpp ne campagne de commercialisation bi fii ci Kaffrine ça se passe très bien mu ngi dem ni mu war a demee yaakaar naa loolu mooy résultat yi ñu ci jëlee ci ndajem tey mi. mangook ñu dellusiwaat fii ci Ndakaaru wax rek ci xët yu njëkk yu yéenekaay yi dañ ci ànd ak Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf bëgg ndawal bu la taxee fekk ñay mu taxaw nga di ko galgal doo am yàpp doo am jàmm présidentielle 2019 yi tax na jàmm amatul ci réew mi parti politique yi ci nguur geeg ñi fare ci ku jëg politique yi ñëpp a ngi koy waajal l'observateur xëy lal basangam tooga ndaw faak ñeent kàngam yu xam loolu wàllu politique di waxtaan ak ñoom ci mbir yeeg ni mu nar a tëddee Yoro Jalla Famara Sané Maurice Soudieck Dione ak Moussa Diaw ñeenti nit yi ñu yaakaar ne candidat la ñu doon ci wote présidentielle yi candidat bu ca nekk gaa ñi wax nañu wàllu observateur li ñu xalaat ci moom ak fi ñu yaakaar ne fa la war a jaar bu ñu bëggee defi jàlloore ci présidentielle yi déwén yi kii di Macky Sall la ñu njëkkee la ñu ko gisal moo dina fexe nu mu respecter droit ak liberté nit ñi bu bañee yëkkati ay dënn ci réewum Sénégal keneen ki ci topp di Khalifa Sall gaa ñi gis ne balaa kenn ñand gileem da ngay jot ca bakkan ba bu noppi Khalifa Sall ak coow ak ñol-ñol ak jafe-jafe yoon ak mbiri caisse d'avance bi ko topp na lijjanti nu mu génnee ci mball gi ba noppi Idrissa Seck gaa yi gis ne moom njiital parti réew mi bu bëggee dara ci réew mi 2019 faaw dafay gën a wàcc ci terrain bi njiital grand parti di Alaaji Malick Gakou ñu ne il faut que dafay tàggoog waa Manko taxaw Sénégal te taxaw boppam demal boppam lu mu am jël lu mu ci góobe gar ko ki ci mujj di Karim Wade analyste politique yi gis ne stratégie bi njëkk moo war a doon fexe nu mu dellusee ci réew mi ndax bala nga ne naam nekk fa direct info mel ne ku naan ñu kon de nekk gu fa léegi bil yéenekaay bi keroog ba Serigne Cheikh Sidil Mokhtar Mbacké wàcceeb liggéey Karim Wade ak bataaxal bi mu bindoon waa Touba doon ca jaale la mu wax ca leetar ba yéenekaay bi nee nañu ko amuk seet lu mu néew war a xam ne wax na ca mbokki libéralam yi ne moom Karim Wade du mën a doon seenub candidat ci wotey 2019 yi Karim nangu na ne dañ koo néewal doole te it sa Karim Wade mënut a nekk candidat ndax amul identité nationale amul passeport te nguur gi ñoo ngi koy xaar nee nañu buy dëgg tànkam ci réew mi rek na ko leer ne rëbës lay mujj journal bi nañu Karim candidat Parti démocratique Sénégal ngir 2019 loolee moom faat na maître Madické Niang daal moo fi sës moo tax mi ngi daa si ngànnaayam ngir waajal wote yi wote yooyee anki dina kay xëy ko ci xët mu njëkk boole ceeg di laaj ci kan moo ciy taxaw jàmmaarloo ak Macky Sall ci diggante Idrissa Seck wala neexi tubaab Abdoul Mbaye Babok Alaaji Malick Gakou journal bi gis ne bu ñu moytuwul 2019 Macky Sall ay outsider la ca na la jàmmaar lool ndax Karim Wade Khalifa Sall miracle dëgg mooy tax ñu mën a bokk ci wote yi loolee li muy wane moo di bu dee am nañu ko nar a ñàkkante ak Macky Sall ñoom Idrissa Seck lay doon ñoom Alaaji Malick Gakou Abdoul Mbaye wala bokk Ousmane Sonko ndakaaru gi xañ Macky Sall jàmm réew mi quotidien xëy nañu jàngatal li njiit réew mi di ragal mu dal ko ci capital bi maire bu capital bi di Khalifa Sall ak ñool yi mu nekke ñu téye ko ci wàllu yoon yéenekaay bi nee nañu maire bu ndakaaru ñoo ngi taxaw ngir taxaw kii di Khalifa Sall nee nañu dañuy doon partie civile ci mbir mi l'observateur nañu conseil municipal bu Dakar ñoo taxaw temm ci taxaw Khalifa Ababacar Sall les éco nañu ay avocat mit moom Khalifa Sall bëgguñoo seral lawal xeex bi yóbbu ko ba mu yegg bitim réew loolee la ñu nar moo waral sax ñu saisir cour de justice bu CEDEAO libération nañu xeex ba léegi ma nga ca CEDEAO ca kanamu cour de justice bu CEDEAO gi ñu jox ñetti requête fa la ñu dem plainte libé nañu agence judiciaire bu l'état bi ñu ko saisiré démb ci mbir mi nee na dina ci indi tontu laata face à face bi di am li am ci xët mu njëkk Le Quotidien xibaar la buy neex baykati réew mi Sonacos am na juróom fukki milliards ak ñaar ngir campagne bi jëm ci njënd ak njaayum gerte gi yéenekaay bi dañu réewum Arabie Saoudi moo fa jaar la Sénégal nañu juróom fukki milliards ak ñeent la ñu teg ci taabal ji jëmee ko ci financé ñaareelu làcc bu PUDC di programme d'urgence développement communautaire programme bu ñu teg ngir taxaw waa kaw gi fii ci Ndakaaru Vox Populi nee nañu daje bi fi faramason yi bëggoon a amal kilifa yi réew mi bañ nañu ko mouvement anti faramason ñoo ne mukk du fi am kilifa yi fekk si leen ci bañ googe jàppale leen ci ba tax na daje faramason yi dootu amati ci Ndakaaru hôtel
Royal King Fahd Palace fa ñu waroon a amal daje ba kilifay hôtel ba dellu nañu gannaaw nee nañu palais congrès bi ñu waroon a jox organisateurs yi dootuñu leen ko jox imam Massamba Diop ni ñu ci xët mu njëkk yéenekaay bi ajjuma ji di ñëw ginnaaw jullit tisbaar gi danañu amal ay ñaanal président Macky Sall sant ko ci fula ji mu wane ba daje faramason yi amul ci Ndakaaru boroom grand parti di Alaaji Malick Gakou tudd nañu ko ci grand scandale ubbi leen journal Source A dañu koy tuumal ne dafa am benn xale bu jigéen bu mu ëmbal xale bu jigéen bi demoon doon yàq biir bi ba yëfi teere ji police xibaar beeg détails yi lépp mi ngi ci page 5 bu journal Source A. jaajëfal ko bu baax Mamadou Mohamed Ndiaye yéen it sant nañu leen gërëm leen rédaction bi dina teewaat 19h30 ak 20h ci yeneen jotaay xibaar ñu leen di ñaanal kenn dalug jàmm te di ko sàkku ci yéen.